mon ami Mamadou Fofana. ziar naa la. El Hadj. ça va bien. bien merci alhamdulilah. alhamdulilah. yaa ngi si jàmm. sant bu baax. waaye yëg nga ni yaay def revue bi rek. revue man non. ah déet ah non moom amul am déet. kon ngeen abbu ko. kon dinañ ko abbu xanaa nga. abbu leen ko parce que man maay présenter journal mënuma commenter présenter journal. def revue de titre man mënuma ko. très clair. yow Mamadou mën nga ko. non yow Mamadou yow moom mën nga ko daa ngi dégg yàgg naa laa dégg. mais man dañuy cappee yëf yi laa mun. non da ngay kii rek pousse la rek. revue on passe. non on peut pas passer c'est urgent parce que. on va le faire alors heure bi man je ne peux pas. on va le faire alors ñuy seetaan heure bi revue des titres bi gën a tax ñuy di seetaan di déglu revue de presse bi donc faaw mu am ku ko def du dëgg. dama dugal man moom moo nuyoo te wax. da nga lijjanti sa loolu. moo ne yaa ngi wax nii di. da nga lijjanti sa loolu waaw waxal ci Omicron mi nga xamante ni jël na ay bagages am ne ko cëpp fii. kon. kenn waxu ko bienvenue. ñoom ñëpp kenn waxu ko bienvenue na waññee ko dellu fa mu jóge woon. bon man damay wax d'abord ci grève bu transporteurs yi Yacine. xëy na mun naa bañ a bokk ak Fofana même interprétation. ci kaw li ñu def teguñu ko fenn. mais fi may wax ñoom li ñuy def teguñu ko fenn mooy après grève bi qu'est-ce qui se passe dañu amoon fukki tomb ak nangam yoo xam ne dañ ko tënkoon ci benn plateforme revendicative jàmbat ko toog ak gouvernement bi mais la moindre des choses bi ñu génnee ci rencontre boobu waroon nañu wax sénégalais yi point yi nga xam moom la ñu boon ci nguur gi juboo nañu ci bii juboowuñu ci bii juboo nañu ci bii juboowuñu ci bii loolu mooy respect seen diggante ak population bu Sénégal qu'est-ce qui se passe en réalité nan la ñu juboowee mbaa du li may fokk je ne sais pas ci kanam tuuti daañu wax mbaa du dugg rek génn def seen réunion bu yàgg boo xamante ni bi nangu nañu ci benn parti sacrifier seen yeneen nattangoo dafay xew a doy waar man nee naa gars yi seen ndaje bi mbaa xaalis jibu ci dama laaj dong de mbaa xaalis jibu ci nangu nañu ñu am xeetu transport bu ñu éliminer Sénégal loolu boole nañu ko nee nañu ci li ñuy jàmbat mais c'est paradoxal ñi yor oto war gaynde yi du ñu ay Gambien du ñu ay Mauritanien du ñu ay maçon du ñu ay menuisier du ñu ay journaliste xam nga ay la lañu ay chauffeur oto yu am permis de conduire garage yi fees na amuñu solution seen benn frère bu nekk à l'étranger wala seen i yaay dajale seen i pàkk yi ñu am seen i tool yi ñu am jaay ko jënd ci benn oto muy daw Dakar Touba Dakar Tambacounda Dakar Rosso Dakar Saint-Louis Dakar Mbour ñu leen di ñu tudde leen war gaynde mais oto yooyu ñuy tuumaal tey ba bëgg leen a tam ci milieu transport ñu ëpp fuuf li ñuy transporter cette place foofu nag amul benn cette place boo xam ne bi muy ñëw Sénégal dund na 20 ans soog a ñëw Sénégal te yow juddóogoo cette place bu ci mbëkk xaj buy daw day tas et ñu valider cette place yooyu ñuy daw ci garage yi nangul leen ni ñoom ay dañuy def transport bu régulier mais ñiy def war gaynde doonte woon ni oto bu bees pull la boo xamante ni bii 0 kilomètre la dañ koy considérer comme oto boo xam ni day transport boo xam ni fraude la loolu moo jaaduwul li jaadu mooy te xel mën koo nangu foofu na mooy nañ fexe ci li ñuy sàkku ci nguur gi ñu réglementer transport boobu nga xam ne ay oto yu baax yu luxe ñoo fa nekk. ay sénégalais di ko dawal mais mënoo nekk ci benn milieu di ci dund di ci siis baneen tey Jakarta yi ñuy wax ni bu ñu taxawee pour ñu supprimer ko Sénégal ci kanamu ministre yi ñu koy wax ministre yooyu dañuy jënd ay Jakarta di ko jox seeni ay militants seeni ay jarbaat yu amul métier. pour na démb dama gis koo xam ne ingénieur la ci wàllu développement chaîne de valeur. bu génn Gaston Berger ingénieur mu yow ay baaful bul tuf di ko jaay. mais dañoo bëri. Sénégal ñaata la soxla ci ñu mel noonu tey ñu wax ci ndaw yooyu am ay diplôme di taxawàllu ndaw yooyu am ay permis de conduire bi ci des mooy nee nañu bala ngay am transport permis transport en commun. nga am 30 ans mais booy dund nit ki boo ci génnee 30 ans. lan moo ci des. c'est-à-dire que chauffeurs yi ci seen négociation yi daf ci am lu leerul. bu fekkee leerul nag ëllëg bu ñu fi grévé grève bu mel nii jàpp Sénégal gépp otage daañu ko lijjanti ak ñoom ba mu saf sap. nañ ñu wax point yi ñu juboo. ñoom li ñuy wax policiers yi. mais bu fi policiers yi ne woon chaque jour ñu gën a rey ay nit. man nañ ñu wax point yi ñu juboo. ñu gën a rey ay nit. point yi ñu juboo ci seen négociation yi nañ ñu ko wax parce que bi ñuy dem grève dañu benn loolu point yi nga xam moom la ñuy kaas. léegi lan la ñu juboo lan la ñu juboowul ñun journaliste dañu bëgg a xam
mais est-ce que pare nañu ci seen concertation boobu est-ce que amuñu. la moo tax ñu lever mot d'ordre de grève bi la moo tax ñu lever mot d'ordre de grève bi pare nañu ci jubóo nañu ba génn waxtaan nañu def nañu concertation mais la moindre des choses bi ñu génn ñu wax sénégalais yi nii bi ñu gisee ak ministres yi bi ñu noppee gisee suñu biir lii mooy point yi nekkoon ci plateforme revendicative bi jubóo nañu ci lii des na ci lii daañu continuer waxtaan bi mais da ngeen xëy fajar donc samedi gis oto yi daw da ngeen xëy donc gis oto yi daw waxuñu ba léegi lu ñu juboo nañu respecté sénégalais yi bu ñu leen xeexalee ñëpp bokk ci xeex bi particulier yi ñëpp bokk ci xeex bi parce que particulier yi ni ñu ci bokkee wooy grève bi man bokkoon naa ci yow bokk nga ci parce que bokkoon na ci ñu wàññi ni ñu xëy benn suba doublé ni ñuy defee mutation wu oto jëlee ko 20 000 yóbbu ko 40 000 bokkoon na ci li ñuy wax ñu jël suñu société yooyu jox ko ay étranger waxoon nañu itam lan moo tax boo déposé auto def mutation bala ngay jot carte grise bi dafay yàgg yooyu bokkoon na ci mais loolu yow ci nga bokk man ci laa bokk kadi képp ko am auto ci la bokk bu ñu àndandoo ak ñoom ci xeex bi nañu ñu wax lan la ñu juboo lu ko mooy mani seen rencontre bi deal la grève bi deal la te dinañu continuer di leen dénoncer deal la ñëpp transporteur yëpp demuñu woon ca ndaje ma de concertation yi aussi du transporteur yëpp a daje woon gis nga ne xamul may bañ grève boo xamante ni bii grève ndumbelaan la génn sa biir fees nga ni keneen du biiram du fi feesee parce que bu ñu demee ba am ay accords yoo xam ni dañuy sacrifier benn secteur ci wàllu transport mais c'est catastrophique te ñoom bokk na ci li ñuy valider ñu jële fi war gaynde du fi jóge tey du fi jóge ëllëg war gaynde moom moo gën a baax fopp seen woto yooyu mais Jakarta sax mënu fi jóge boo fi jëlee Jakarta yi ñoom di wax Jakarta yi nañ leen fi pont bascule yi bokk na ci booy dugg Dakar lan la ñu juboo waxuñu ko sénégalais bi leen dong le Mansour fay wax muy corridor bi te fukki poñ la woon ak ñeent mais pont bascule yi waxuñu ci waxuñu dañu bëgg ñu supprimer wax gaynde yi supprimer Jakarta yi ak yeneen waxuñu ci plaque yi xew Sénégal léegi waxuñu ci carte grise yi waxuñu ci visite technique yi mais kon lan lañu juboo ñoom ba ñu jàppati ñu seen visite technique ñoo koy lijjanti pour seen oto yi di daw ba ñu jàppati ñu otage ñoom ba ñu jàppati ñu otage dinañu wax ba xam parce que li ñu teg li teguñu ko fenn soyons pas divertis alors ñu poursuivre ba tey nañ def revue des titres. loolu du divertissement de dañoo jàpp Sénégal otage. nga naan diverti ñooñu jàpp otage Sénégal ñaari fan. kenn demul kenn dikkul kenn liggéeyiwul. lekkuñu naanuñu. ma ne 24 heures nee na en route vers les élections locales du janvier 2022 qui va gagner le cœur des Dakarois entre Abdoulaye Diouf Sarr mu ni ministre de la santé et de l'action sociale ak Barthélémy Dias Mamadou Fofana kii Dias. gis nañ ñi def na investiture. oui Abdoulaye Diouf Sarr. En tout cas Dakar dafa am particularité uteeg gox yu bare Dakar tey mënoo ko tëkkaleeg Géejawaay Dakar mënoo ko tëkkaleeg Mbadakhoune Dakar mënoo ko tëkkaleeg yeneen goxaat Dakar particularité bi moo di ne Dakar maa ngi ko doon fàttali à chaque fois mu di ne bu ñu koy fàttali capitale AOF la Dakar bu ñu koy fàttali mun nañu wax ne moom mooy capitalu intelligentsia africain parce que dañuy jàpp ne ñi nga xam ne ay boroom xam-xam yu mag ñi nga xam te ne nii ay kàngam nañ ñoom ñoo fi dëkk Dakar bu ñu koy fàttali dañuy jàpp ne particularité am moo di ne nekkul ne ku nekk moo mën a jóg rek ne dama bëgg Dakar la preuve ñi fi jaar jot a nekk maire Dakar ñëpp buñ ko xoolee ba xoolaat ku ci mel ni Pape Diop ku ci mel ni Khalifa Sall ku ci mel ni Mamadou Diop ainsi de suite donc Dakar am ay particularité Dakar tey ku koy war a jiite mooy ki nga xamante ne nii tey pare na pour répondre aux aspirations des Dakarois parce que Dakar aussi quoi qu'on dise c'est vrai bëri na xaalis koppar trop presque 50 milliards de budget boo nekkee maire Dakar presque ab vice-président nga parce que sa kaddu day am fu muy yegg ak fi nga xam ne fa ngay taxaw boo nekkee maire Dakar da ngay bokk ci kuréel yu bëri yi nga xamante ne nii tey dañuy bokk di xalaat ak di décider ci àdduna donc pour wax na ne Dakar ki nga xam ne moom moo ko mën a jiite mooy ki nga xamante ne nii tey jii nii nekk na koo xam ne peut-être surtout ci li may wax moo di personnalité boo xamante ne nii kat ci lu jëm ci wàllum taxawaay pour li nga xam ne moo jëm ci saafara jafe-jafe askan wi dina ci mën a ne taxawaay surtout ci li nga xamante ne nii mooy soppi na nekkinu Dakar waay parce que Dakar tamit li ma la ko waxee sànq bëri na ay difficultés alors boo jëlee Abdoulaye Diouf Sarr personnalité politique la dëkk Yoff
nekk fa maire di ko jiite bokk ci li nga xam ne moom mooy mouvance présidentielle. donc Dakar ak solo gi nga xam ne am na ko c'est sûr que la coalition Benno Bokk Yaakaar lépp lu ñu mënti def pour gagner Dakar dinañ ko def. pourquoi parce que Dakar dafa déterminant par rapport ak les joutes électorales à venir parce que boo gagner Dakar pratiquement bokk na ci li lay mën a may nga mën a espérer pour mën a gagner li nga xam ne élection yi ngay dëgmal. Abdoulaye Diouf Sarr dina mën a gagner Dakar comme ni ko promettre. oui bon xam nga ñoom discours xam nga politiciens yi nag dama lay wax leen politiciens yi. ñoom mënoo leen xam tànk ŋàbb ñu yëf yi gis nga lañ lay wax au départ wala ci bëgg jël li nga xam te ne nii moom mooy kii commune bi wala mairie bi wala ville bi ci boppam nekkut la nga xam te ne nii moom mooy seen vraie personnalité nit ki yaa ngi koy xam ci kaw mu am tey jii nii la nga xam ne moom la doon ut ci ngay dégg ko découvrir ne kii la ma la doon wax dëgg la am du dëgg bu ma ñëwee ci cas Barthélémy Diaz maire la am expérience politique bokk ci ñi nga xam te ne tey ràññee nañ leen ci lu jëm ci wàllum politique di koo xam te ne kii yàgg na di xeex pour nekkinu askan wi yàgg di xeex pour démocratie. alors ñaari personnalité yooyu noonu kan moo ci nekk nga xam ne moom moo war a jiite Dakar je pense que ce sera au Dakarois de juger le jour J mu di le 23 janvier mais lu ci mënti doon je crois képp kum ci mënti doon na nga nekk au service des Dakarois loolu moo ci gën a am solo. très bien bu weesoo loolu le quotidien daal dinay def entretien avec le maire de Guédiawaye mu di Aliou Sall qui a tout simplement décidé de briser le silence moom nee na ñu bëri fi mu nekk nii dañoo teg seen i gët ca Guédiawaye Mansour lan moo war a mën a am Guédiawaye fi mu nekk moom xanaa. est-ce que politiciens yi nekkuñ dañuy divertir ñoom itam. baax na xaaral ma xaar titre yi. nañ dem kon nañ dem si ba tey ci local yi avec Direct News mu nga xamante ni gonflé na à bloc par les chefs religieux de Louga Moustapha Diop on en parlait tout à l'heure moom mi ngi marqué son territoire. non lii moom journal bi moom tey gàcce mënut weesu lii nii ñu titre parce que Moustapha Diop xawma lan de son territoire local fan lañ ko teg Moustapha Diop moom nañ dénk li nga xam ne mënoon na nekk locomotive développement wu Sénégal muy industrie. Yacine industrie dafa nekk loo xam ne dafa am solo ci dëkk yu développé yépp boo xoolee bokk na ci li leen gën a may doole moo di industrie mais industrie moo gën a dellu gannaaw Sénégal parce que pourquoi parce que ministre bi nga xam ne dénk nañ ko préoccupation dafa mel ni ci leneen la nekk wala it lañ ko dénk da ko mënul moo tax lii du jëm ci wàllum industrie mënul dox ñi ngi wax ne way xëy ndaw ñi mais industrie bii moo waroon régler li nga xam ne moom mooy xëy ndaw ñi mais defuñu ko parce que fulaalu ñu industrie Mansour mi ngi koy wax Sénégal mooy dëkk bi nga xam ne dañuy jël ay fruits di ci produire di gas di suul jël nga carotte suul boo amoon industrie tey mënuñu ko woon transformer waa liggéey Moustapha Diop kon lan la boo jëlee li nga xam ne moom mooy batanse nga jël ko gas suul nga jël suppame gas suul nga jël leneen gas suul pourquoi parce que surproduction moo am xam nga tële mënut weesu tey nga ñëw ne way da ngay jël li nga xam ne ay meññeef la di ko jël di ko gas di ko suul alors que mën nañoo nañ ko transformer nit ñi di ko jël di ko utiliser à d'autres fins industrie bokk na ci li nga xam te ni ñi ngi wax wàllum textile tissu yeeg yooyu am na yu fi entreprise yu fi nekkoon yëpp tëj nañ Sodefitex doxatul Sodiba tëj na yeneen ak yeneen tëj na loolu yëpp kan moo ko war a doxal industrie mais bu loolu day wane ne gis nga président Macky Sall il faut mu jéem a respecter sénégalais parce que aussi yenn ministères yi boo fay teg ni da nga fay teg koo xam ne capable na mais Moustapha Diop nii du yóbbu industrie kanam du ko yóbbu fenn lu dul ne échec yi ñu ci dund moom nañuy continuer di ci dund. aywa ba tey rek ci quotidien yi ak critique moom mi tey dellu si wàllum cadre de vie propreté avec Abdoulaye Seydou Sow mi nga xamante ni mooy ministre du cadre de vie et de l'urbanisme di prendre les pleins pouvoirs à savoir cleaning day bi nga xamante ni président Macky Sall defoon na ko fi cleaning day boo xamante ni dafa judd rek daa mel dafa judd rek daal di delluwaat le même jour fi mu ne Abdoulaye Seydou Sow moom la ñu am yaakaar ni amaana suñu Dakar dana doon ville propre. Mansour. on peut dire Mansour. j'attends mon journal Yacine. waaw ba doo wax. non damay bañ ñu divertir rek. oui. waaw du waxaat ko. oui. je pense que j'ai mon commentaire ci li nga xam ne moom mooy cleaning day bi cleaning day la tey bésub setal la ko président tuddee mais xam nga
c'est bien ñu am ay initiative mais initiative yoo xam ne du la jëmale fenn cleaning day tàmbali nañ ko fi woy nañuy raxas suñu buntu kër nañuy fobeere nañuy kii mais bu demee ba ci biir bàyyi nañ ko pourquoi mbirum politique moo leen gën a intéressé gis nga tey jii nii tu prends l'exemple d'un pays bu mel ni Burundi mais Burundi chaque vendredi askan wi ñëpp dañuy dajaloo di setal seen buntu kër yeeg yooyu nga dem fi nga xam ne moom mooy Kigali gi nga xam ne chaque fois dañ koy tudd di Rwanda chaque fois ñi ngi gis ne moom bi nga xam ne moom mooy njiitu réew mi ngi joxe exemple surtout ci par rapport ak propriété bi nga xam te ni moom moo am ci dëkkam mais ñun bu fekkee ne ay njiit nañu am yoo xamante ne nii li leen gën a intéressé mooy wàllum politique li leen gën a intéressé mooy fauteuil gu baax lu mën a toog li leen gën a intéressé moo di ne ñu jéem a li ñu xam ne amoon nañ ko ay rêve bañ nekkee xale ñu jéem ko réaliser loolu mooy indi lii parce que tey mënoo ne cleaning day suba nga ne bésub set gannaaw suba nga ne nañ leen raxas suñu buntu kër des concepts yoo xam ne non bi rek ay changé mais au finish amul benn résultat et bu amul suivi loolu su boobaa pourquoi initier cette kii boobu noonu loolu nga xam ne yaa ngi koy wax nit ñi set balaa muy am il faudrait que ñuy sensibiliser d'abord suñuy population xamal leen lan mooy njëriñu set di joxe le bon exemple mais bu fekkee tey da nga yor sa ratoog sa brouette suba nga dem toogaat sa 4x4 bu kii climatiser ko nekk ci yeneen mais loolu nan leen askan wi di setee ku jël da ngay sànni maa ngi jël exemple tey jii ni maa ngi koy wax gis nga fële na leen nga xam te nii fa laa jóge Yacine là-bas tout est utile est-ce que xam nga ne xobu garab yi nga xam ne dañuy wadd ci garab yi nit ñi di leen romb di leen dëggate foofu dafa am ñoo xam ne dañ leen jël uniquement ñu ramasser ko buñ ko ramasser ñëw ci wàllum industrie ba léegi de dafa am ñoo xam ne dañ koy transformer def ko engrais pour jëmbataat ko garab yi mën a jugaat donc yooyu dafa nekk ay initiative yoo xam ne dafa am solo mais apparemment nos gouvernants là yeneen préoccupation nañu am lu dul li nga xam ne moom mooy développer ce pays là. On risque peut-être d'avoir bien j'ai dit benn quatrième vague ñaanuma ko yàlla concernant coronavirus bi ak Omicron 3 cas positifs détectés au Sénégal tey ci Rewmi Quotidien loolu la ñu daal di. Omicron. Oui, Omicron. Est-ce qu'on parle toujours de. Oui, ba léegi feebar bi mi ngi fa parce que la preuve États-Unis ba léegi da ngay takk masque. C'est vrai que comparaison n'a pas raison mais li gën a am oui ñëppay am takk masque boo génnee ci lieu public yi moo xam ci train yi moo xam ci bus yi moo xam ci mbedd mi da ngay takk masque alors lii fi ñëw nuyoo si fi waat encore bienvenue Omicron nañ ko tuddee alors li ci gën a am solo moo di ne il faudrait que li nga xam ne taxawaay bu ñu amoon ci variant delta bi nga xam ne jàppoon nañ ne moo gën a garaaw moo gënoon a metti la mu rey ci doomu aadama kenn xamul nu mu toll il faudrait que même taxawaay boobu noonu ñu mën ko am les gestes barrières ñi nga xam ne noonu lañ ko waxee ñu di ko respecter kilifa yi nga xam ne moom ñoom ñoo yor wàllum santé ñu taxawaat ngir yàlla ak yonent bi jéem a saafara lii parce que Abdoulaye Diouf Sarr mii tamit dara gënu ko ñor lu dul mairie Dakar gii man dama foogoon ne sax moom la mu war a wax mooy wéy Omicron dikk na nañ leen xool ni ñu mën a taxawee réactiver waat ces services ñu nekk d'attaque pour ñu jéem a xool ni ñu circonscrire encore la maladie que di def son show laa naan wéy Dakar lii Dakar la balaa nga naan naam da nga fay nekk ba pare parce que bakkanu doomu aadama yi moo gën a am solo li nga xam ne moom lañ ko dénk que muy nekk fi naan wéy Dakar nii laa koy def Dakar nii laa koy def te mujjantal nga du nekk lu dul ay naxe. Très bien merci beaucoup Mamadou Fofana Hadj Mansour 8h jot na. aywa ñu dem ci xibaar yi. ñu dem. Voici. FM juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum bu ñu demee ci élection présidentielle yi ca Gambie dafa mel ni Adama Barrow ak téeméer boo ci jël juróom fukk ak ñett ñu bokk ca yooyu lay élection yegg nañu ci juróom-ñeenti téeméeri junni dinañ ci dellu saa ci biir xibaar yi des na wax itam ci xibaar yi lu jëm ci population bu Sibassor nga xamante ni bi la ñu respecté wul li di responsabilité sociétale ci wàllu entreprise Sonacos bi ci na mu dëkkee ak ñoom doon na lu ñuy dénoncé ndax pollution ba usine ba indi foofee te sàmmantewul ak li askan wi xaar ci moom ci wàllu nekkin wu sell sport dinañ ci ànd ak Baye Mante Mbuub yéen kay mantu lay ci bundoo yi niskis ma faram fàcc ko. Aba Diatta waa Régie est-ce que Aba mi ngi si biir Aba yaa ngi may dégg